rajo defaral sunu bopp moodu moodu yëpp a ko bokk ci jaaxle mbir na nga laaj Baye Diouf gindi la waa asalaamaaleykum mbokk yi rajo defaral suñu bopp ñu ngi leen di nuyu tey di la 27 décembre fii ci Milan ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp comme nuñ leen ko waxee rajo defaral suñu bopp rajo bi joxe xibaar yi jëriñ nit ki ci saa si waaye tamit parfois dina baax ñu indi ay waxtaan émission boobu mbokk yi xam ngeen ne ci ginnaaw defoon nañ ci benn ñu bëri nag réagir ci émission bi tudd le débat social waxtaane wax dëgg yàlla li nga xam ne moo nekk ci suñ communauté bi di ci ndee xelaat kuy wax waxtaan nag suñ koy wax mooy waxtaan waaw boobu mooy le débat social mbokki nag tey deuxième émission débat social dañ cay invité suñ benn mbokk jigéen sénégalaise bu nekk fii ci Italie fii ci Milan mu tudd Amsatou nag wax dëgg yàlla waxtaan wu jëm ci sëy ak jigéen yi moom lañ bëgg a waxtaan ak moom mbirum sëy ñu ngi ciy préparé yeneen émission ci biir diaspora bi ak suñu xarit Fatima Zahra nga xam ne day yëngu trop ci mbirum sëy ci biir diaspora xam naa ne démb lañ ko bëggoon def waaye suma yaram neexuloon moo tax xam naa ne dinañ ko reprendre bokki donc ñu ngi leen di nuyu di leen wax ne nag tey donc suñu émission mu ngi jëm ci mbirum mutilation sexuelle ak mariage précoce mutilation génitale féminine ak mariage précoce ñu bëgg ci waxtaan ak suñ benn jigéen kon nag bu leen sori ñu ngi ñëw waxtaan ci bu leen sori waa mbokk yi suñ xarit boobu mu ngi tudd Amsatou ñu ngi lay nuyu maa ngi leen nuyu Baye. maa ngi nuyu suñu bokk auditeurs yi. bokk auditeur rajo defaral suñu bopp. ak auditeurs yi nekk fii Italie ak ñu nekk bitim réew ñuy làkk wolof boog ñu bokk wolof bi ñuy làkk. waaw jërëjëf Amsatou yow Milan nga dëkk yàgg nga fii. yàgg naa fi kay def naa fi lu mat ay ñaar fukki at motu ko waaye. sorewu ko tamit ok. waaw ci lan ngay yëngu fi mu nekk nii Amsatou. waaw maa ngi yëngatu si lii nga wax ni sànq ba ngay tàmbale nekk si dama ñëw tey pour wax si benn projet boo xam ne ni que Action Aid moo ko la Action Aid benn ONG boo xam ne ni que dafa yàgg di toppatoo nit yi di toppatoo seen droit yi waaye depuis quelques années mi ngi toppatoo droit wu xale yi jigéen yi donc projet bi bu mu lal fii depuis septembre 2020 dafay jàppale jigéen ñi ak xale yi jigéen ñi nga xam ne nekk dañu leen subir mutilation génitale féminine maanaam dañu wàññi seen kanam wala dañu leen defaloo mariage boo xam ne nekk sëy yoo xam ne ànduñu ci wala dafa teel trop donc projet boobu ci Action Aid wax nga ñu luy Action Aid wax dëgg yàlla ku ko xamul tamit mos nga ko dégg muy ONG bu mag buy yëngu ci droit social yi ci liggéey droit nit ñi seen droit civil ak citoyen nga ne donc tey da ngeen am benn projet boo xam ne mu ngi jëm ci ñu jigéen ñi. dëgg la waaw ñun ci diaspora bi lañ nekk est-ce que projet boobu concerne na doomu sénégalais yi doomu gambien yi nga xam ne ñu ngi nekk ci bitim réew. concerné wu leen parce que wax dëgg sa yàlla bu mu nekkee fii Italie gisuguma ci suñu communauté ñu def ko waaye tamit dafa jaadu ñu yëgal leen parce que mu àttan am na cas yoo xam ne nekk yu bari dañuy jël xale yu juddee fi màggee fi yaroo fi ñu dem ba di yegg si atum sëy ñu yóbbu leen Sénégal forcé leen wala yóbbu leen seen dëkk Égypte ak yooyu forcé leen ndax projet bi du doon pour Sénégal rek ñu ngi ay community trainer lañu te bëri nañu ñi ngi jógee Égypte ñi ñu ngi jógee Somalie ñi ñu ngi jógee Pakistan léegi nag loolu lañu kii parce que dañu nekk bëri na fi xëy na Sénégal gisuñu cas yu mel noonu waaye tamit dafa kii ñu yeex nit ci daal
parce que ñu prévenir parce que prévention bi objectif campagne bi pour sensibiliser la tamit prévenir tamit donc dañ naan mieux vaut prévenir que guérir ñu yee suñu mbokk yi ñu xamal leen conséquences yeeg yooyu comme ça ñu éviter ko parce que gis nañ cas yu bëri nekk ñu bëri de am na xale yu bëri ñuy yóbbu seen dëkk def loo leen mutilation yi wala def loo leen mariage précoce yi léegi donc comme ni nga ko waxee Action Aid projet pour daal xeex loolu mbirum wàññi kanam dañ ko woowee mutilation génitale pour ci jigéen yi mu nekk problème boo xam ne ci Afrique ay at a ngi nii ñu ko am na ñu koy xeex ba foog naa ne Sénégal sax jot na faa wàññeeku mais est-ce que yaakaar nga problème boobu ci biir diaspora bi ci communauté sénégalaise comme ni nga ko waxee peut-être amul ñu ko fiy def mais dañuy yóbbu seen doom Afrique pour ñu def ko loolu ampleur la est-ce que am na ampleur loolu bëri na bàyyi parce que suñu estimation ñi ngi dem yogg si 200 millions xale yu subir mutilation ci àddina bi yëpp ci àddina bi pour mariage précoce yi ñi estimation ñi ngi si 650 millions te nee nañ mariage précoce pour yow mooy lan mariage précoce mooy ñu joxe xale yi ñu takk sëy boo xam ne nekk dafa teel pour moom parce que xale bi wax na jàng war na dem école jàngi ñëw jàng métier pour mun jàppale waajuram yi waaye suñ ko dugalee si mariage précoce bi après mooy day teel a am jur di am doom abandonné jàngam yi donc avenir am daal dafay yàqu d'accord mariage précoce mooy avant 18 ans avant 18 ans mais 18 ans moom nekkatul précoce 18 ans moom nekkatul précoce waaye mën na nekk précoce parce que ku nekk ak sa constitution parce que mën na am 18 ans waaye te ba léegi xelam ak yaramam barewul pour dugg si sëy d'accord mariage précoce tamit am na ci immigré yi ci doomu Sénégal yi nekk fii ci Europe tamit loo gis la am na parce que dégg naa am na cas yoo xam ne nekk dañuy falsifier documents yi te suñu bëggee def regroupement familial ñu defaloo ko at boo xam ne nekk du moom la at boobu yokk atam pour mu mun ñëw dégg naa loolu am na fi ok d'accord waaw léegi donc wax dëgg yàlla mutilation génitale ak mariage précoce dëgg yàlla problème la ci àddina bi comme ni nga ko waxee joxe nga ci sax ay chiffres nga ne à peu près 200 millions su ma fàttalikul ñaata 200 millions si àddina bi mutilation génitale féminine ak 650 millions mariage précoce mariage précoce ban ampleur la am Sénégal fan nga toll ñu ngi si dégg naa 29%. maanaam ci mariage yëpp téeméer boo gis ñaar fukk ak juróom-ñeent yi amaguñu 18 ans amaguñu 18 ans loolu bëri na bàyyi exact te xale bi teel a sëy baaxul ci moom te pour économie sax dëkk bi baaxul parce que indépendamment liggéey teel a bàyyi liggéey bàyyi njàng bi teel a bàyyi njàng bi est-ce que ci condition physique am dina ci créer problème ci loolu laa bëgg a ñëw tamit parce que mariage précoce yeeg mutilation féminine yi tamit conséquences yu doy waar la ñuy am si constitution xale bi si constitution nit bi parce que mutilation bi dina indi ay hémorragie yi dina indi ay complications suy accoucher wala suy nu mu tuddati sax mën na indi sax ñàkk bakkan mu faatu parce que conditions yi ñu koy defee mu indi ay infection indi ay complications donc yooyu yëpp mi ngi si mariage précoce bi tamit teel a jur loolu tamit baaxul si xale parce que des constitutions ma motul donc muy mën na nekk doomam du mot mu am ay complications wala ñu koy defal ay accouchement par voie césarienne donc yooyu yëpp ay jafe-jafe la daal d'accord léegi donc am surtout jërëjëf gis nañ ni nga faram-fàccee problème yi mutilation génitale féminine ak mariage précoce yéen nag ONG bii nga bokk muy ONG Action Aid dafa am liggéey boo xam ne yéen a ngi ko bëggoo def jëmle ko ci communauté yi nekk fii ci Europe projet boobu nan la tudd ak lan ngeen fas yéene def moom laa wax projet bi mi ngi tudd projet Chain donc Union européenne moo ko financé donc dañuy jóg pour sensibiliser nit yi comme ni ma ko waxee ñu xam conséquences yi
pratique yi di am si suñu doom yi si suñu mag yi suñu rakk yi ak sensibiliser tamit les décideurs politiques comme ça ñu xam porter voix wu ñoo xam ne dañuy subir mutilation subir mariage précoce su dee am na loo xam ne dañ ko bëgg ñu porter ko devant les scènes politiques ñu defal leen ko te tamit former opérateurs yu nekk en Europe par rapport ni ñuy jokkoo ak ñoo xam ne dañ ko subir par exemple mutilation xam nga loolu bokkul seen aada fii Europe donc yenn saa yi dañu koy gis parce que yenn saa yi damay liggéey hôpital donc damay gisee nu ñuy gis comporté woo ñoom dañuy tiit dañuy def leen di bett daal. ok kon yow am na ay cas yoo xam ne rencontré nga fii ci hôpitaux yi. rencontré naa ko fii ay sénégalaises yoo xam ne rencontré dañ ko subir Sénégal ñëw fii parce que yenn saa yi sax dañuy nekk demandeur d'asile te loolu motif la pour ñu jox leen protection internationale selon la convention de Genève bu 1951 donc ñu bëri am na su dul Sénégal rek am na xale yu jigéen yu bëri yu daw jógee seen dëkk ñu subir mutilation génitale wala su ñëwee fii am na yoon wu ñuy jaar pour ñu jox leen protection internationale wala ñu daw si jógee seen dëkk pour bañ ko def wala pour seen doom rëcc si loolu ok donc yenn saa yi dañuy ñëw ak gis nañ condition yi ñuy ñëwee donc yenn saa yi sax dinañ si faj seen bakk yenn saa yi seen doom yi sax ñooy ñëw rek ñooy ñëw yaay yi duñu yegg si wala loolu donc loolu yëpp yeex pour yéen nit ci pour ñu éviter yooyu. d'accord kon cas yi bëri nañ ci hôpitaux yi. cas yi bëri nañ. waaw am surtout donc programme boobu tudd chaîne comme niñ koy waxee muy xeex lépp loo xam ne la ñuy ooyee wàññi kanam ci jigéen yi ak mariage yu teel yi muy mariage précoce ne nga programme boobu pour taxawu nit ñi nga xam ne ñoo nekk ci cas boobu wax nga ci benn sujet bu important mbirum kayit xam nga fii dafa jaaxal immigré yu bëri te képp koo xam ne loolu vivre nga ko mën nga ci jaaree fii ñu jox la évidemment da ngay def de protection internationale yan taxawaay ngeen am pour ñuy vivre loolu indépendant ci seen yaram santé ci yeneen problèmes sociaux yi lan ngeen ci prévoir def prévoir si naka ndax am ngeen programme bi waaw programme bi su dee parce que tamit xam nga pour ñun du jigéen ñëpp koy nangu wax tabu la pour ñoom donc suñ ko subiree il faudrait que ñu dem si docteur bi xëy na docteur bi doo ko gis doog leen wax li waaye yenn sax dañuy ñëw fi yàgg fi ak seen ay jafe-jafe duñ ko nangu wax donc pour jox leen support aide médicale ak support psychologique parce que tamit nuñ koy dundee yenn saay dafa métti ñoom rek ñooy nekk di dund loolu métti yooyu duñu am kuñ koy waxal donc ñu jàppale leen ci loolu ok donc képp koo xam ne rek mën nañu wax ne mbokk yi yéen a ngi déglu rajo defaral suñu bopp tey ñu amoon suñu jigéen Amsatou muy liggéey ak Action Aid wax dëgg yàlla muy indi fi programme bu am njëriñ boo xam ne day taxawu jigéen yi nga xam ne ñu ngi fii ci dëkk bi jógee Afrique te yàlla def ñu musoon wàññi seen kanam comme niñ ko waxee mooy mutilation génitale ci jigéen ñi ak li ñuy wax mariage précoce kon nag Amsatou wax dëgg yàlla ci mbirum santé parce que ku vivre loolu lu métti la mbirum santé nan lay demee est-ce que dinañ mën am jur dinañ mën am doom est-ce que suñu amee jëkkër war a sëyi est-ce que loolu day indi ay problème loolu yëpp day indi ay complications moom laa waxoon sànq nekk mën nañ ci am ay hémorragie ba ñàkk ci seen bakkan wala suñuy matu ay complications li leen indil ñu am ay infection wala ñu leen di defal obligé di leen defal césarienne wala comme ni ngay wax suñuy sëy ñu am ci ay jafe-jafe yu bëree bëri donc nañ suñu lu ñu gënal daal mooy ñu moytu ko waaw ñu moytu ko mbokk yi donc comme ni ngeen ko déggee tey ci débat social waaw dafa am loo ci bëggoon yokk rek parce que loi Sénégal tëral na loi depuis 99 pour aaye ko d'accord donc dañ ko war a topp donc te surtout nag lépp loo xam ne même su nekkee aada te àndutul ak jamono di gaañ di indi ay problème ci yaram mais ak ci xel
parce que jigéen bu vivre loolu mën na am ay séquelles yoo xam ne ci bopp bi da ciy des mbokk yi donc loolu mooy waxtaan wi tey fii ci émission débat social ñu dalaloon donc suñ jigéen Amsatou bi liggéey ci ONG bu mag bi ñu tuddee Aid Action moom nag nee na wax dëgg yàlla am na taxaw boo xam ne jigéen bu am problème yooyu soo ñëwee dinañ la teg ci yoon jàppale la waaw moom nag email bi xam naa ne ñàkkul ne dinaa ko dugal ci site bi ci rajo bi muy womensrights.ita@actionaid.org donc waaw Amsatou xanaa rek ñu bàyyi la nga tàggoog suñu mbokk yi. waaw maa ngi leen di tàggu di jéggalu nag xëy na am na wax yoo xam ne nekk du neex a dégg. parce que suñu aada la. yàgg na si ñun. waaye tamit dafa jot ñu yee suñu bopp parce que suñu gisee xale yi jigéen ñi daw seen dëkk di nar a faat seen ñàkk seen bakkan pour daw lu mel nii. donc dañu war a commencer di am yeneen gis-gis suñu culture rafet na. keroog rek la ñu mujjee ñu defal Sénégal. xam nga ndax yëg nga ko. ne ko ceebu jën dañ ko dugal si patrimoine immatériel de l'UNESCO. moom xam naa neex na pulaar yi suma jaami pulaar yi comme moo tax ñun suñu aada mën nañ ko wane dafa am aada yoo xam ne yëfi ceddo la dañ ko war a bàyyi da nekkatuñ ceddo Amsatou xanaa ñu bàyyi la rek nga tàggoo ak suñu mbokk yëpp. waaw maa ngi leen di tàggu nag di leen gërëm si déglu bi ngeen ma déglu. di leen wax ba beneen yoon. jërëjëf mbokk yi donc lii mooy rajo defaral suñu bopp waxtaan la muy débat social tey nag ñu invité woon suñu jigéen Amsatou di liggéey ONG Action Aid ñu doon waxtaan ci problème mutilation génitale yi ak mariage précoce maanaam wàññi kanam ci jigéen yi ñuy def ba noppi ak mariage yi nga xam ne day teel a am xale yu am 16 ans 14 ans ñu may leen sëy wax dëgg yàlla du lu jaar yoon kon nag di leen ñaan ngeen continuer di déglu rajo defaral suñu bopp te di leen jox dig daje ba beneen yoon jërëjëf mbokk yi jërëjëf. rajo defaral suñu bopp Modou Modou